di benn waxtu jot ca palais de la république ak ca kase bu rëbës ñu di ko génn ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène. li ci gën a fës pënd bi wureegul ci coowal grâce pour Khalifa Sall ci xibaar yu RFM président Macky Sall noppi na pour jéggal meeru Dakar bi woon wante fokk moom Khalifa Sall da koy bind sàkku lu ni mel mu fekk nag ñooñu Khalifa Sall yi ak ñi koy jàppale am yaakaar gu tas ci mu génnoon kaso ci tabaski ji teewul nag ñu fas yéene wéyal xeex bi ëllëgu tabaski mel ni fête te du fête daanaka kenn liggéeyiwul tax ba ministre du travail di jor wàllu liggéey bi xam ne nag ay daan mën naa tegu ci kaw nit ñi nga xam te ne xëy ñu sans permission daa ngeen dégg ministre Samba Sy ci xibaar yi ëllëgu tabaski ji ba léegi boucher yi di jaaykat yàpp yi lal nañu ñoom seen liggéey jamono ji di fees bopp xar ak defar lii di laxas daañu ci teg xibaaru tàggat yaram li ci gën a fës di afro basket jigéen ñi ak ñaareelu match suñu gaynde yi waa Égypte la ñuy dajeel te ji ci ngoon bu 19h jotee daañu ci ànd ak Malal Junior Diagne ñu nar a jeexal ak gan gi di Mamadou Seynou Sakho nekk secrétaire général ministère élevage ñu nar a xayma ak moom li nga xam te ne mooy tabaski gi ñu génn mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suñu ñuy jaay fan fan. El Hadj Ndiogou Diène. Aliou Ba moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg gi dañ koy door ak mbirum Khalifa Sall ñu doon nag yaakaar mu génn kaso ci tabaski ji nag nañu bëri yëkkati woon seen kàddu koy sàkk waaye loolu mujjuta am ci xibaar nag yu RFM président Macky Sall daanaka loolu nangu na ko ba pare may njëggal kii di Khalifa Sall waaye nag sarti bi mu ci teg moo di ne foog moom day mbili gi di Khalifa Sall bind sàkk mu daal di koy jégal leeral yeeg Babacar Fall. ci xibaar yu ñu taataane fu wóor président Macky Sall jël na dogalu may Khalifa Sall li ñuy wax grâce présidentielle bàyyi ko mu génn kaso waaye nee ñu ci benn condition képp la ko njiitu réew mi bëgg a defee mooy Khalifa Sall mbaaki avocat am bind ab lettre di demande de grâce jébbal ko moom njiitu réew mi te loolu nag ba léegi defee su ko muy Khalifa Sall di avocat am bindaguñu lu nu mel kenn ku jóge lool njiitu réew mi wax nañu ne sax ne Khalifa Sall bu ko bindoon tey du fanaan ci kaso bi waaye dafa fekk itam ne njiitu réew mi soxlawul ku ko bind ngir mu may la grâce bindu demande bi sax mën naa ñàkk ndax loi bi sasu ko wàllu grâce présidentielle yelleefu njiitu réew mi la moom képp benn condition rek lañ ko teg moom njiitu réew mi mooy li nga xam ni moom mooy li yoon di doxal ci mbirum dossier bu mënti doon ci ku ñu tëj kaso maanaam yoon jeexal procédure yépp booy clamé ba ca cour suprême tëj yëf yi dossier bi tëju foofa njiitu réew mi su ko neexee ci saasa mu jël dogal bàyyi nit. leneen ci xibaar lu ñu taataan ñi ci xëy na moo tax Macky Sall ba léegi di rasu bañ a bàyyi Khalifa Sall mooy association yeeg kilifa yi yëkkati kàddu boobaak léegi ne nañu bàyyi meeru Dakar ba woon ku jege loolu itam Macky Sall wax na ni moom njiitu réew mi bëggul ñu koy teg pression mel ni daal dañoo bëgg a wañ loxo bi ngir mu jël dogal loola da koy bañ. am na itam xëy na leneen lu kenn xamul la moo tax Macky Sall bëggul jox Khalifa Sall grâce présidentielle ndax bu dee demande gi ñu ne moom la ñuy sàkku ci Khalifa Sall demande gu ni mel Mbaye Touré mi nga xam ni moom lañ jàppandoo ak Khalifa Sall te mu nekk directeur administratif et financier bu mairie bu Ndakaaru moom Mbaye Touré moomu ay avocat am lu ëpp at a ngi nii bind nañ leetar njiitu réew mi ngir mu may Mbaye Touré grâce présidentielle leetar booba bañ ko bindee ba léegi ñoom déggaatuñ ci dara. Babacar Fall nga ko kon ay ñooñu Khalifa Sall ak jegeñaaleem fan yëpp ñu doon yëkkati kàddu di sàkku njiitu réew mi jégal ko mën a tabaski si njabootam waaye loolu amul loolu nag naka lañ ko gisee niñ ko gisee wute na fekk na njëriñ mbetteel la ñeneen ñoom xaaruñu woon lu ni mel teewul nag li ñu xamle moo di ne xeex bi day wéy ngir nag ñu ragg ba mu set wi ci daru kii fi nekkoon maire Dakar Georges de ci Diop. Abdou Diallo amul benn déception moom mi taxawal Front pour la libération de Khalifa Ababacar Sall nekk itam coordinateur ba leeral ni li leen tax a jóg moo ëpp grâce présidentielle donte sax. ñun de amuñu ci lenn lu ñu ci doon xaar ak lenn lu ñu ci jaaxal ak lu ñu ci bett parce que ñun pétition bi li ko taxoon jóg moo doon pour ñu libérer ko une liberté totale pour mu recouvrer ses droits civils et politiques donc pétition boobu continuer di dem lenn rek moo ñu ci am mooy dafa am lu ñu ci jaaxal mooy sénégalais yi bi ñuy def pétition ñoom li taxoon ñuy signé majorité bi dañu jàppoon ni bu président tollee fii ba dégg ni am na 500,000 signatures mu am ay kilifa yu ñu ràññee donc di wax président de la République ci sañ-sañ boobu ñu la jox muy droit de grâce boobu dina ci bàyyi Khalifa Ababacar Sall xelam dana dem ci Khalifa Ababacar Sall dem ci Mbaye Touré ak Yaya Bodian jullit yi ni ñuy kontaanee ba su fet di boole seen bopp di jiboo ci seen bi dañu jàppoon ni moom président dana ci sensible. grâce présidentielle boobee Bamba Fall da ko doon xaar ngir ñu jox ko Khalifa Ababacar Sall ni ko njiitu réew mi defut tax na Bamba Fall di meeru Médina
tollantiwaat ko. keroog ñun ñëpp xaar nañu ba 20h mais bi liste bi génnee bi ñu ko liiree gisuñu turam suñu yaakaar ñun ñëpp dafa tas moo tax nag may ñaan président de la république ni ko vraiment kii père de famille la et puis yaayam njabootam ak ñi koy xaar ñëpp vraiment na ci seet yàlla ndax ñëpp ñaanandoo nañ ko waaw na ko may léegi bi jàmm de am na ko may léegi ñu ngi ko koy ñaan kon may ñaan président ba nga xaar beneen fête religieuse lu mu mën a gaaw moo ñu gënal incha allah. ab grâce présidentielle mën naa am jamono ju du kese ci ay fête religieuse wala ci njeexitalu at gi wala bokk ci fête de l'indépendance. Georges Déthié Diop Khalifa Sall ne woon fi maire bu Dakar moom nag yoon da ko daan juróomi ati kaso yu mu war a tëdd liñ koy tuumal nag di wàllum njuuj njaaj ak tamit wàllum jalgati ci kopparu réew mi jëm nag ci wàllum caisse d'avance mairie bu Dakar 1h tegal juróomi minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wér te wóor. wéy ci xibaar yi wax ci leneen di tabaski gi ñu génn démb tey jii nag du fet nit ñi dañoo war a liggéey yi waaye nag li ñu nemmeeku moo di ne kenn liggéeyul ñu bëri ci liggéeykat dañoo toog seen i kër tax nag ba bërëbu liggéeykaay yi ay benn nit rek ñoo fa nekk ñenn nit ñi sax xalaat ne dañoo war nag jël décret su ko defee bu tabaski see ba sa suba sa ñu def ko fet ñëpp mën a toog seen kër mën a fetu reportage Abdoulaye Diop. benn fan ginnaaw feet gi Dakar wéet la def sori loor ak embouteillage yi ñuy faral di nemmeeku rukk yeeg rukkaat yi daal di yaatu bu baax lu ëpp ci ay société ak i service dañoo daal di tëj bu weesoo yenn ci ay entreprise publique ak institution financière Aboubacar Diagne responsable la ca poste bu Médina suñu sukkandikoo ci moom li ñu nekk service public moo tax ñuy assurer lii di service minimum. xam nga en général feet yi fii ñun dañuy def toujours pour même bu dee 3 guichets la ñuy fonctionner loo service bi continuer di marché parce que comme mission service public la ñu am mënuñu permettre bañ a assurer loolu. ca district sud bu Dakaru fekk ñu fa xumbaay bi ñu fay faral di gis yenn ci ay way tawat ñëw ci seen rendez-vous fii nag personnel bi dañu ko wàññi suñu sukkandikoo ci docteur Jacques Ndour di médecin chef bi. donc comme ni nga ko gisee donc agents yi liggéey si nañ nag mais ñuy reconnaître que ne rek wax fa dëgg yàlla le dispositif normal réduit donc am na ñoo xam ne ñi ngi fi comme man ni nga ma gisee man maay médecin chef bi am na sama beneen collègue mi ngi fi pour assurer consultation. responsable bu poste bi jàpp ni nguur gi daa war a xalaat ci def ëllëgub tabaski niki jour férié. xëy na dañuy tàmm jàmbat férié yi waaye lendemain wu tabaski nag faw ñu def ko férié ndax dafay metti ndax fête familiale la nit bu fekkoon ne ay korité yooyu la xam nga bien que am na cachet familial bi mais ça pose moins de problème loolu nag foog ñu xalaat ci. seetlu bi di benn bu ñu ubbiwul seeni buntu entreprise yu bëri ak i service lu mënta ñàkk rek la ñuy def laata seenu personnel di dellusiwaat lu ko dooree ëllëg ci àllarba gi. Abdoulaye Diop ci ñàkk teewaay liggéeykat yi ministre bi dénk wàllu liggéey mi daal na ci addu moom ministre Samba Sy di koy mettitlu di wax nag nit ñi nañu xoolaat seen bopp ndaxte liggéey dafa am solo te soo war a liggéey da ngaa war a liggéey yi teewul nag mu wax ne ñi nga xam te ne ñoo liggéeyul ay daal mën leen ci fekk lu ci mel ni seen wàllum payeur ñu tekk ko ñu déglu ko moom ministre Samba Sy. am na loo xam ne war nañ ko teg suñu bopp gàll ko suñuy bopp ñun ñëpp mooy fexe ba li nga xam ne yoon moom la digle ñu doxal ko évidemment loolu tekkiwul ne dañu réeree mbir ne am na ay jafe-jafe ndax koo xam ne Ndakaaru lay liggéeyee mu dem ne day defi tabaski fenn ci gox-goxaan ci biir réew mi nga xam ne ay téeméeri kilomètres la bu fekkee ne fête bi altine la ko def nga bëgg talaata bi ci topp 8h mu nekk bureau mën na am jafe-jafe waaye nag liggéeykat bi nekk ci situation boobu li ko war mooy mu ñaan ñu may ko permission li ñuy may permission mën nañ ko may même bu fekkee ne dañ koy jël ci ay conseil loolu mën na nekk lii xaw a naqari rek mooy nga war a ñëwoo fekk fi nga war a jaaroo ko. liggéeykat yi nguur gi nga xamante ne dañuy absenté te amuñu permission lan moo leen ci mën a fekk ci daan. waaw xam nga li ñuy naan teyoor li muy fay mooy maanaam li nga liggéey maanaam da nga war a liggéey ba pare boo liggéeyee nga tal sa loxo ne li ma war a jot nañ ko teg sama loxo loolu moo nekk li yoon laaj waaye defe naa ci mbir mi balaa ñuy wax ay sanction li ci ëpp solo moo ñu jéem a yedd suñu bopp ñun ñëpp ndax bu ñu yeddulee suñu bopp ni ñu gën a bare ba déggoo ñun ñëpp ci li nga xam ne mooy suñu wareef dina am lu bari loo xam ne dañ koy yootu pour ñu jot ko na xaw a jafe loolu daal moo tax ne dañu war a góorgóorlu xool maanaam li ñuy naan défi yi fi mu toll léegi ñu xool tam li mu laaj ku nekk si ñun futteeku nangu ko joxe. ku nekk si ñun futteeku nangu ko joxe di kàddu yi ministre Samba Sy di ministre du travail des ba léegi ci tabaski ji ëllëgu tabaski ji ci daral yi daanaka xar amu fa fii ci Ndakaaru gox yu bëri xar desatu fa loolu nag gannaaw bi ñu tabaskee ba ca suba ga wutee nag li ñu doon faral di
di nemmeeku fépp nag muy Médina di Fass amul benn xar boo xamante ne mi ngi ci daral yi nga xamante ne fa lañ ko doon jaayee reportage Jean-Paul Ndour. bi ko jabaram yëgalee ne dañ ko soxla mu ngi doon nelaw ba léegi ci koñ bi di Fass bâtiment bu mu sëlmoo ba noppi Amdine Camara di yarkatu xar di ñu faram fàcceel di waral xar manqué. ñun xamoon nañu ni xar dina manqué parce que Aminata mee ngi jaay la mu daan def bu tabaski passé fu nekk mu dugg fa dem ci dëkk yi ñu dendal ñeneen ak ñeneen uti fa ay xar kii nii ñun gisuñ mu def loolu mooy Ndakaaru ñu bëri ci ay étage lañ dëkk kër yi ñu dëkk mënuñu fa takk xar yi buñ ko jëndee donc ci daral bi lañ koy bàyyi yow sooy romb ci daral bi di gis xar yi takke da nga naan xar yi bëri na à 2 jours mun nga gis daral bi fees dell xar nga yaakaar ne xar yi bëri na fekk ne xar yi bëriwul daanaka yëpp jënd nañ ko. Alassane li ni mel la ñu waxaat moom nee na boru 5 heures du matin laataa ñoo julli la mujjee jënd xar ci anam yu xaw a métti. man dama liggéey woon wàcc joxoon sama jarbaat bi 60 000 pour mu utal ma xar mais nee à 60 000 dem na ba Seras mënul am xar mais bi ma wàccee indaale naa 20 000 mu 80 000 yi doo si sax mën a gis sax mbote après la sama frère bi jàppale ma dimbali ma sama encore 40 000 mu nekk 120 000 ma mujjee am xar boo xam ne borom 135 000 la waxoon mais xëy na comme dëkkandoo la xam naa moo tax mu wàññil ma ko. ban xar nga mujjee am. kuy bu kii la coggal la quoi. ngir xar yi bañati manqué bu ñuy waajal fetu tabaski ñi ñu waxtaanal ñu ngi ñaax ministre de l'élevage et des productions animales Samba Ndiobène Ka mu teel a jóg ci liggéey bi tàmbali sax di waxtaan ci wàll wi ak dëkk yu ñu wër yu ci mel ni Mali ak Mauritanie. Jean-Paul Ndour mbir moomu sax daañu ko waxtaanee ci kanam tuuti ci njeexitalu xibaar yi ak secrétaire général élevage di Mouhamadou Ousseynou Sakho nara xayma nag tabaski ji ñu génn des ba léegi ci tabaski ji démb la woon mu tabaski nag daanaka ñëppay am yàpp tax sax ba boucher yi dañuy liggéey waaye li ñu nemmeeku moo di ne am na si ñoom ñoo xam te ne ubbi nañu tey ci suba seen liggéey nag jamono ji di nag lijjanti ay laxas waaye tamit fees yi bopp xaar reportage Sali Sow. bopp xar bi la nekk di defar moom Ali Fall ñu ngi ko fekk mu taxaw ci ginnaaw taabalam ñàkk bi fees dell ca kanam ga gone buse bile ñeenti bopp xar la fas yéene tojate. bu ay 1500 ñu koy def rek bu dem boobu yu mag yi nag nga ay 3000. ci ndeyjooram am na yeneen ñaari boucher yoo xamante ni ñu ngi fay góorgóorlu ñoom li nga xamante ni mooy laxas yi la ñuy defar. waxaala ba juboo rek ça dépend ci nombre kilos yi rek. tijaan si waaw laxas yi moom bokk laxas yi moom biir bu nekk nu la koy defaree 2000. gis nga maire bi toog soxna Sile du moom képp moom moo ñëw fii ci subab tey gi di ëllëgub tabaski bi bu néewee ba néew wañu nañ fa ñett ñoom ñëpp nag ay maire lañu kenn gisa ñoom ci ay loxoom tànku xar yi. sama doomu grande sœur moo ma doon defaral daf koy lakk defar ko mais dañu toxu léegi nag man mënuma ko defar ma ñëw fii ñu xoosal ma ko. ci kàddu yële lañ fas yéene woon jóge ci marché ba bàyyi ci sunu ginnaaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy boucher yi ñu teg seeni ataaya ñu teg ñaari jéego seqi ñeent benn jaaykatu ndawal daan ñuy woo. waaw yàpp tey jii ñu ngi koy jaay ci ëllëgub tabaski bi góor si jaaykatu ndawal la mu ngi ñuy jéem a expliquer lu waral lii. en général ñiy ñëw jënd si ñu ci ëpp moom mooy ñiy may seen mbokku chrétien yi yàpp. wala ñu fàtte tànk ba dagg ko affaire yooyu pour seen njëkkee yeeg yooyu dañuy ñëw jënd si yàpp. mu mel ne jaayub ndawal gi muy ëllëgub tabaski bi sax dafay dox ndaxte gaañi dañ koy bëgg di jëfandikoo defar si yeneen xeetu ñam. koy togg ay dëxin. RFM rajo askan wi. leneen ci xibaar yi jëm nag ci ay mutuelle d'épargne di béréb yoo xam dañ fay denc koppar di mutuelle toll nag ci juróom fukk ak ñaar yoo xam te ne jamono ji dañ leen war a liquider li ko waral mooy ay jafe-jafe ñu am ci wàllum koppar loolu nag fës ci ay yennkaay yoo xam te ne nag génne nañ ko tey ji ci yenn journal Le Soleil tey ji la ko fësal mu toll nag ci juróom fukk ak ñaar yu mutuelle yi ñu war a tëj kenn ci syndic yi nga xam te ne ñoo war a def liquidation ne li ko waral moo di ne jafe-jafe xaalis waaye tamit mbir yooyu du lu bees ndaxte 2013 woon ak jàpp 2014 maître Abdou Diop kenn la ci syndic yi war a liquider société mutuelle yooyu. d'habitude dañu am problème xaalis suñu amee problème xaalis mënutuñu jàkkaarloog seen i bor ñu saisir tribunal pour ñu prononcer liquidation ñu seet nañu def pour fay bor yi bu fekkee xaalis am na fa bu fekkee ñoom tam am na ñu yore la ñu jëm ko recouvrer daal di fay bor yi noonu lay demee
su fekkee dafa nekk joxe nañ ko ba pare amatul dara ñu clôturer procédure bi ku nekk nag demal sa bopp xam nga société bu amee difficulté moom mooy saisir tribunal soit ñoom ñu prononcé seen dissolution seen biir wala ñu saisir tribunal prononcé liquidation bi dama ne yu ci bëri foofu 2014 la ñu ngi may wax tey na ñu ngi ci soleil bi yu ci bëri 2014 lañ ko prononcé parce que heure boobu lañ saisir tribunal. léegi leeral nañ ñu xam procédure liquidation bi naka lay doxee nan lay tëddee. bu ñu joxee liquidation mu ñu xool bu fekkee am na xaalis bu fa des ñu boole loo xam ne jot nañ koo fayeeku ñu séddale ko ñi société bi yoreel bor. nekkoon leeralu maître Abdou Diop di syndic kon jëm ci wàllu liquidation mutuelle yooyu di boytu koppar dem ba diwaanu Tankanto Escale ca Fuladu diwaanu Kolda askan wa fa dëkk nag bëgg génn ci jafe-jafe ngir dem ci seen dëkk boobu li ñu bëgg nag mooy ñu booleen ci programme yi di PUMA ak PUDC su ko defee dëkk yooyu mën a suqaliku Abdoulaye Diallo. ñu yeewoo ca frontière diggante Sénégal ak Guinée Bissau askanu Tankanto Escale ñoo munta nelaw ni mu ware ngir enclavement bi ñu dëkkee ci nawet bi dem ak dikk dafay jafe lool Abdoulaye Sow mooy seen jarafu gox. seen mbéy mi dañuy yàkkamti génnee ko avant nawet bi di jot ñemewuñoo nawet bi fekk seen darkase bi foofu noonu bu boobaa oto yi duñ fa mën a ñëw parce que dafa enclave même boo amoon néew sax pour war ko dugal ci village yooyu boo demee ba fenn foofu ngay yem li si des charrette mooy ñëw jël si sa néew pour mu eggale ko ci village bi même évacuation maladie waxatuma ko. ay waay dimbalante yu Amérique di Celt for Life ñoo leen di defaral ab piste bu 8 kilomètres Jean-Pierre Joaquin Mendy ab ouvrier la ca Celt for Life. léegi nag loolu moo ñu tax ñu ñëw fii si mairie Tankanto Escale pour def piste boo xam ne 8 kilomètres 579 mètres. waaye piste bi kese xaajul safara seeni ay jafe-jafe ci wàllu dem ak dikk. parce que am nañu yeneen 50 kilomètres de piste yoo xamante ne war nañ koo mën a réaliser. defar ay piste ci gox yi ni mel am na fa solo lool. Saara Yoba ñëw Talto continuer noonu ba Saara Demba Sunkara Medina Alpha Sadou boo xoolee axe boobu tam la commerçant yi ak yeneen xeetu nit ñi di utiliser pour rallier ñaari luuma yi mag yi nekk ci zone bi mooy luuma bu Toñataba ak luuma bu Saara Yoba Jeega. lu mel ni PUDC lu mel ni PUMA parce que ñun am nañu plus de 20 kilomètres de frontière avec la Guinée-Bissau ñi ngi leen di ñaan ñu bàyyi xel ci sunu commune bu Tankanto Escale. ak banditisme bii di wéy di màgg ak ñàkkum kaaraange ca bile frontière defar fa ay yoon yi baax war naa bokk ci lu itteel nguur gi. RFM Kolda Abdoulaye Diallo bu ñu jógee Kolda dem ba Ndar foofu nag ay matuwaay leen jël ngir xeex li gone yi di bàyyi jàng wala di ami teel a bàyyi l'école loolu nag rawatina ci gox bi di Langue de Barbarie muy nag loo xam ni ko jur mooy li géej gi di nangu l'école yi tax sax bante ci école yi di Ablaye Mbeng Xaali ak Cheikh Touré ñaari salle de classe tabax nañ ko ca école bi nekk ca quartier Hydrobase bu Ndar loolu nag ay doomu France di jeune volontaire association Avenir Jeunesse ñoom ñoo leen ko baaxee leeraleeg Mohamed Nabi Silla. école primaire bi ci quartier Hydrobase ne ci chantier ci weeru août bi yëpp ndax nag ñaari classe yoo xam ni association Avenir Jeunesse jóge ci réewum tugal ñoo koy amal ci bërëb bi ànd ci ak yenn ci seen naataangoo yi ci Ndar. géej gi mi ngi daaneel ay salle de classe xale yi nekk ci tali bi defoon nañ fi ay marche ak yooyu mais ñu gis ni xëy na taxaw def marche benn façon doléance la mais peut-être régler problème bi mooy xool nu ñu tabaxe ay salle de classe ñu woote. am suñuy xarit wuy si ñëw fas yéene ñu tabaxal ñaari salle de classe dimbali dispensaire bi mettre suñu disposition benn infirmière boo xam ne mi ngi ci groupe bi. li ko waral Babacar Gaye ñu xamal xeex lépp loo xam ni aju na ci wàllu bàyyim l'école gu ñuy nemmeeku ci goxub nappkat gi lee. xale yi waruñu teel bàyyi école xale yi dañu war jàng ba am bac am licence am doctorat am thèse parce que ni ko ñeneen ñi di amee noonu la ko doomu war Langue de Barbarie yi war a amee jàng ak éducation ñoo yor réew naam de dem géej am na solo lool mais bu doon suñu sogo concours général yeeg yooyu ay doomu Langue de Barbarie ñu leen cay dégg te loolu mënul nekk nareem tabaxuñu ay salle de classe équipe pédagogique yi gunge leen. ndimbali sax doon lu am solo Bakary Coulibaly di éducateur spécialisé jiite groupe koo xam ni fukki volontaire ak ñett di ay ndaw yu bawoo ci France dañ ci bokk yeneen i jéego ñu jot ko def ci goxu mbaaj ci l'école bi nga xamee ni jotoon nañ ci tabax ci at yi ñu génn fukki salle de classe waaye itam indi ay garab jagleel ko dispensaire bu Guet Ndar. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla gannaaw Ndar Géej ñu dem ba Njagañaaw foofu nag gannaaw ñaxtu bu commerçant ya ki nga mairie ba daal di nay nag génne koppari toll ci fukki million ak ñeent ngir nag tabaxaat yeesalaat kon
soxal marché ba fa nekk juróom-benn fukki cantine sax defa neneen ba mu noppi Abdourahmane Diallo. ñi jaayee ci marché Njagañaaw di ñaawlu anam bi nga xam ni noonu la marché central bi mel li ni mel sax a tax mairie bi daal di dugal loxoom ci lu toll ak fukk ak ñeenti millions ngir defaraat marché boobu Gana Ñing mooy maire Njagañaaw. marché bi bokk na ci li nga xam ne mooy indi koom-koom ci dëkk xam ngeen ne Njagañaaw aussi jamono tubaab ba léegi centre commercial bu am solo la kon nag jotoon na ñu defaraat marché bi. marché bi ñaari àll bi ci njëkk ñu tudde ko légumerie maanaam ñi ngi jaaykati légumes yëpp foofu am nañu fanweeri place ak ñaar beneen bi ñi nga xam ne ñooy jaay jën ak keccax ak yu demee noonu foofu am nañu 28 places boo boole yëpp muy 60 personnes. lu jëm tamit ci soxna yi mënal seeni bopp loolu tamit ab problème la ci commune bi li ni mel sax a tax ñi seen loxo jot seeni gannaaw daal di dugal seeni loxo ngir li ni mel antu docteur Tening Sène mooy directrice su centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture. xam ngeen ne jigéenu séeréer chaque jour day war a wol njëlam yeewu 5 heures du matin wol njëlam parce que dafa war a pare defi leneen donc loolu moo waral tey machine bi ñu indil leen ko direction des PME moo ñu ko jagle donc ça veut dire que dañu bëgg dëkk bu ne jigéen ñi am benn dispositif boo xam ne dinañ ci liggéey am ci xaalis noppalu xaalis boobu jëriñ leen ñuy def ay seen petit commerce. waaye lu gën a nekk problème ci ñu dëkkee Njagañaaw mooy yoon bii nga xam ni dafa jëm Sandiara Njagañaaw ñi fa dëkkee nag am yaakaar bu rëy ci nguur gi. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. RFM Sport. xibaaru tàggat yaram Malal Junior Diagne lañ ci àndal Diagne maa ngi la nuyu. ñoo ngi la fay Alaaji Njóogu. la ziar ci tabaski ji. ñu ngi delloo ziar bu wér Alaaji. déwénati ci fekk déwén yu bëri. waaw yàlla ko xaalis bi yokk jàmm ci. amiin amiin. waxal wàllu tàggat yaram dañuy dooraat ci soxal basket ci jigéen ñi afro basket bi ñu amal fii ci réew mi. tey jii la ñuy dooraat jongante yi ca Dakar Arena. daanaka ca boori 11h30 lañu ko tàmbali woon jongante bu njëkk ba doxoon diggante Mozambique ak Cap Vert sànq ñu ngi ci doon déglu Salif Gueye nekk ci IGFM ma nga ca Dakar Arena jooja Salif salaamaaleykum waat. waaw Malal maa ngi lay delloo encore fu mu toll nii match bi diggante Mozambique ak Cap Vert. ñu ngi ci 4e quart-temps bi daanaka 1 minute 22 secondes moo ci des. Mozambique moo jiitu ba léegi mais écart bi ba tey taxut serré noonu ñu ngi ko rawee juste 7 points. léegi 56 à 49 Mozambique moo jiitu pour le moment. ñu gis match bi nekk na deuxième mën nañu ne deuxième mi-temps bi am na différence par rapport ak premier mi-temps bi. rythme bi ci deuxième mi-temps bi la gën a élevé wu maanaam ci la moo tax au moins ñu xam un peu d'ambiance par rapport ak première période bi. nit ñi ñëw nañu wala dafa ni selaw. waaw ñi ngi ñëw nànk mais ba tey xam nga Dakar Arena nekk na salle bu nga xam ne dafa yomb a feesal 15000 places la. daanaka ay benn ngay gis ñëw xëy na peut-être xëy na ci kanam dina am nañu yaakaar ne mu fees puisque Sénégal day joué tey. tey itam foofu tam ci wàllu organisation bi ndax lépp a ngi jaar ci yoon tam. waaw lépp jaar na yoon ba daanaka boo xoolee boo côté volontaire yi ñu ngi fii boo ñoom ñoo lay orienté boo dugg ñoo lay wax fooy jaar ak fooy. mais li may remarqué mooy dafa mel ne sécurité bi dafa dañ ko gën a renforcer léegi même journaliste sax boo génnee da nga génn sax booy jaar porte bi génne pour nar a jàmm beneen porte dañuy laajte sa badge tey 2 premières journées yi passé amuloon loolu te comme fii dafa am mesure yu ñu jëlaat pour mën a renforcer sécurité bi. ndax joxe badge yi yomb na. waaw badge yi waaw ñi ñaa ngi joxe badge yi nànk parce que am na ñoo xam ne ba léegi sax amaguñu confrère maa ngi gis ay confrères yu toog sans badge peut-être dañ leen permettre aussi ñu dugg sans accréditation mën nañu xëy na dañoo wane seen carte presse mais je pense que warul nekk problème parce que ñu ñaa ngi gis nga benn journaliste daal bu taxaw ci bi di réclamer ay badge ak ay dugg mag yu mel noonu. tubarkalla waaw kon Sénégal moom 19h lay laale ak waa Égypte. waaw Sénégal Égypte 19h la fii ci Dakar Arena mu ngi match bu ñuy di xaar bu baax. tubarkalla Salif jërëjëf. waaw jërëjëf Malal. jërëjëf Salif loolu kon dinañ ci ñëwaat léegi waaye jàppale ni si kanam bu ñuy paree Congo ak waa Mali danañu basket bu ñu ca noppee Cameroun ak Nigéria danañu basket boobu tam poule bu tar match boobu tam mooy finalu groupe boobule ndax Nigéria dafa am benn ndam Cameroun am benn ndam ku gagné ñaari say ndam da ngay daal di dem directement quart de finale ku ñu ca dóor nga dem jouer ji play off Nigéria mooy champion d'Afrique en titre. Cameroun bokkoon na ci podium bi bokkoon na ci 5 premiers yi ca bee passé kon ñaari équipe yooyu tey seen jongante dina tar ca Dakar Arena. match Sénégal bi en direct lay doon incha allah. waaw match Sénégal 19h. lay nekk Alaaji Njóogu Sénégal war cee jonganteeg waa Égypte muy ñaareel bi jongante gannaaw ba nga xamee ne jotoon nañu laale Asserdié ak waa Côte d'Ivoire ba dóoroon leen lu ëpp ñeent fukki poñ ak benn xale Sénégal yi. naka la ñu war a duggee si match bi ak naka la ñu ko war a basketter pour gagner ko sampal nañu laaj bi benn ci ancienne équipe nationale yi nekkoon fi jamonoy capitaine bi di Anne Marie Diokh léegi mu nekk formatrice nee na nii la xale yi war a jouer pour dégg daal yi. joué nañu tournoi
avant CAN bi mais c'est différent défense bu il faut ñu def défense bu dëgër def une grande ñu am solidarité ci seen biir les Lions respectent les consignes yi nga xamante ne moom la entraîneur bi di joxe ñu mën ko respecter et prendre ñu jël au sérieux aussi par rapport que équipe bu Égypte bi ñu jël match bi jël ko au sérieux parce que équipe Égypte du équipe bu ndaw donc match yi dañ ko war a jël yépp match yu difficile waruñu yombal benn match donc pour ñu mën a génn pour ñu mën ci génn il faut une très bonne défense ñu défense bu dëgër am solidarité ci seen biir respecter consigne entraîneur bi suñ ko defee vraiment war nañ ci mën a génn facilement. ñu fàttali ni gars yi dinañ mën a déglu boobu le match en direct ci RFM à partir de 18h45 bu yàlla maye tal ak bakkan ci rajo bi la ñu koy dégtalee mbokki auditeurs yi. dañuy jeexal ak wàllum football wax lu soxal joueur bi di Neymar. coow la bëri na ci Espagne de waa Real bëgg nañu ko wante waa Barça itam nanguwuñu ko bàyyil waa Real lu tax kon moo am mbiijoog mballo Salif Sow. waa Paris bëgguñu ko wante waa Espagne ñu ngi koy xëccoo Neymar waa Real de Madrid ak waa Barcelone kenn ku nekk ci club yooyu bëgg na mu fubalal ko xabaar bi le mu ngi génn altine gi weesu ci ngoon gi Juan de Dios Crespo moom moo jëlee woon Barcelone Neymar yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy Paris ci atum 2017 yooya jamono ji nag ki nga xamante ni mooy Real ak Barcelone ñu ngi bëkkante ngir ku nekk bañ footballkatu brésilien bi dem ca moom ku nekk maanaam bëgg na mu ñëw ci moom jamono jooju waa PSG rawatina supporters yi ñu ngi naan Neymar doxal sa dox. kon ma nga noonu bu ñuy jëlee dàq fee ñee di la bëgg fa ca des loolu mooy àdduna. àdduna moo mel noonu. Diagne jërëjëf Diagne ñu yendoo ak jàmm. aywa. RFM. ganu xibaar yi. yegg si ci gan gi ni leen ko waxee sànq gan gi di Mamadou Ousseynou Sakho nekk secrétaire général ministère de l'élevage ñu war a waxtaan ak moom def xayma ci wàllum tabaski gi ñu génn wàllum xar yeeg yu ni mel moom lañ nar a àndal léegi nii moom Mamadou Ousseynou Sakho nekk secrétaire général ministère élevage ñuy xayma kon tabaski gi ñu génn wàllum xar yeeg ak na ñuy def ba mu doy ak lépp léegi nii lay doon ci waxtaan wi kon ñu ngi en direct ak Mamadou Ousseynou Sakho secrétaire général ministère élevage monsieur Sakho ñu ngi lay nuyu. ñu ngi sant Souleymane. waaw tabaski jàll na démb ñu nemmeeku ne tey reportage ci foraay moo di ne xar amul te bu njëkk ba waxtu wi dañ naan nemmeeku ne dina am xar yu des lan moo waral ba xar desu ren ndax loolu day firnde ne xar dafa doyul wala dafa cëkk. xar amul nga wax di xar kay am na. dafa doyul. waaw dafa yam ci marché bi. dafa yam ci marché bi li doon am année yële moo amul allo. waaw ñu ngi lay déglu. dama yoon am année bare moo amul. ça veut dire que duñu doon def tabaski. mu des lu mu ay téeméeri junne xar ci marché bi. loolu moo amul ren. par exemple ren bi ñu defee tabaski ba pare ci juróomi région yoo xam ne jot nañ fa am junne ak juróom fukk ak ñeent ñoo fa def 1514. soo jëlee par exemple daaw bi ñu defee tabaski ba pare téeméeri junne ak ñaar fukk des na. bu 2017 téeméeri junne ak juróom fukk des na. loolu moom mooy jafe-jafe bi nga xam ne bi donc moom la yenn consommateurs yi dajal parce que duñ doon ñëw ci marché fekk yëf yi bëri lamb éleveurs yi duñ ko bugg delloo brader ko ren nag éleveurs yi aussi yamale duñ indi donc loolu nag moom mooy indi te ba pare mais nag mu des boo gën mu cëkk quand même mu doy ba des moo gën mu cëkk non dafa naan ceew mais pas ci éleveur bi parce que aussi éleveur mooy indi xaram xam nga c'est que du ko encouragé ba mu ñëw indi ay xaram lu mën ñetti at dee ba inventé ko yooyu mu mën ko def fas ni ko indi ay xar loolu mooy problème bi ñu kat loolu li ngay wax loolu moom la ñu bëgg ñu le Sénégal yëpp moom la ñu bëgg mais éleveur bi moom c'est que dafa xool ni ñetti at mi ngi indi di mujj di delloo ay camion xar dina xool ni mën naa wàññi lu muy indi loolu rek moom loolu rek la de est-ce que loolu jarul tiit beneen yoon xëy na même fekkee ne bi yoon da cee yem sëkk beneen yoon mu cëkk ba nga xamante ne dina am ñoo xam ne du nar am xar man daal xamal lu ma si ça veut dire que continuer liggéey parce que éleveurs yi xam nañ ren daf ci yem képp xëy na aussi daanu travail ci gabari xar bi parce que xar yi daf si quand même lu ci ëpp mooy xar yu mag yi te dafa doon jafe moom moo tax ñenn ñi am jafe-jafe parce que bu nekkee ba ci fin bi xar yu gën a jafe ñoo desoon je crois que loolu aussi xam nga éleveur bi su gisee marché day tëral stratégie c'est-à-dire que ni muy tëral stratégie nag man je crois que kii jënd aussi noonu la war a traité stratégie mais c'est que da nga ne daaw jéeg defoon naa ko neex na
def naa ko daaw neex na ren moom laay defaat mais waaye ji moom tam ka yàqule woon mais den man naa xool ni may defee loolu la mooy jafe-jafe bi mais ñi jënd tamit seen poste fekkewu ko ñu bëri li ñëpp joytu mooy seeraayu xar yi jégg dayoo loo wax ñu naan la ay 120 000 130 000 150 000 loolu jégg na dayoo seeraayu xar yi nekk na loo xam te ne sonal na askan wi xam nga man lu ma c'est que aussi xam nga c'est vrai ñëpp askan bi ne école mais askan bi élevé yi te ñu bokk je crois que il faut di ñetti at a ngi ci gannaaw at bu nekk ñu doon mujj di ab ay camion pour delloo xaru élevé yi kooku aussi jafe-jafe la woon léegi nag mënoon di élevé bi nga xam ne ay at a ngi nii muy delloo ay téeméeri junne ni que la nga doon def defaat ka mais loolu waru tax mu cher waru tax quand même mu cher ak nu mënti demee non waru tax ba xar yi cher dama naan ka cher bi mooy yéen ñëpp gis ngeen ne nawet amul daaw ba ren yow sa bopp man ko loolu du wax ne ñàkkum nawet daaw ba ren amul mais si su fekkee amul ñax yow li nag bi li xar bi lekk da nga koy jënd li xar bi lekk da nga koy jënd li xar bi nag su fekkee da nga lekk ñiy takk xar di ko jox mu lekk xam na li ñu ko jox mu ñaata la c'est que da nga bëgg jëndal ngooñ saaku 3000 xaw ma 3500 jàpp 5000 te saaku bi deful lu mat 15 kilos ngooñ su fekkee da nga ko bëgg jëndal aliment repas 150 francs jàpp 200 francs par jour mu ko ciy lekk plus ngooñ bi dina dem ba nga xam ne muy lekk ak di ko naan xëy na mën na 500 francs soo ko taxawal ak defe naa xaalis bu bëri la loolu moom mooy jafe-jafe bu ñu am bi c'est-à-dire que xaalis xaru coggal yi doon am di ñoom ñoo bëriwul parce que àll bi dafa am problème ba léegi tawagul kooku ñëpp a ko gis léegi nag éleveur mënu jël def xaalisam nga ni ko léegi yow la nga def sa xaalis léegi jaay ka par perte. léegi jàppale gi leen nguur gi jàppale ngir xar yomb léegi fan lay feeñ bu fekkee ne subvention aliment de bétail beeg ak tamit taxes yi leen teg léegi fan lay feeñ léegi ba njëriñ la xam nga secteur taxes yi secteur naan taxes mais taxe 500 francs la par xar loolu lay moom ça veut dire que on le fait plus pour plus du contrôle bi que fu ko affaire gën a gaaw ñu bañ xar yi dafa toog lu yàgg def ay kii documentaire xar yi nekk ci caméra di ci dee donc loolu du loo xam ni par exemple véritablement c'est des choses vraiment c'est pour faciliter la circulation pour que xar yi mën a dugg bu baax mais ça veut dire que mënoo dimbali bi nga xam ne ci biir point de vente yi nit ki mënul ne par exemple amee xaw lu ma fukki weer di ko dundal nga ñëw jox ko aliment donc subventionné ci kii vraiment pour réguler marché bi nga ni loolu même ce que da ko dugal ci biir mais tout ba léegi xar mi moom soo ko takkee dina cher xaru coggal moom moo yomb waaw soo ko weddee la nga jël xar takk sa kër bisu ne nga jox ko téeméer dama mu aat da nga xam ñaata la te loolu nga koy joxe mais est-ce que argument bi est-ce que noonu lañ ko war a raisonner yéen a doon wax naan sàmmkat yi nañu xool ni jaay xar yi du yoon parce que bu fekkee ne liñ ci def si xar mi moom nga bëgg a jaayee du sotti tey ngeen ñëw nga ne parce que dañ cee sonn seen xar non dafa nànk mën nga ko wax nit non dama ni mën nga ko wax nit ki mais nit ki mooy xool lu ko arrangé mën nga ni ko yombalal mais c'est que dafa ni moom day jaay pet parce que amal ngeen xamul depuis 95 man naan damaa yàgg ci élevage 89 depuis 95 tout ce qui est fonction marchande ak commerçante état bi ci dégagé la comme c'est au main des producteurs mais yow état mënul imposer que ni que da ngay jaay nit ki moom mooy xool lii jaral naka mu jaay ka wala du ko jaay ça veut dire que li nu bëgg teg état bi moom moo dul yoon ça veut dire que nit ki état bi dafa dégagé mooy jàppale na day jàppale dina taal lamp yi dina indi sécurité dina indi ndox dina et puis d'ailleurs soo demee ci sous région bi. amul dafa war a am impact am fu mu feeñ xam nga loolu mooy wax ji dafa war a am état bu defee loolu lépp war na am impact fu mu feeñ ci askan wi seen poste yëg ko mais yëguñu ko fenn. mais dama dagg béy bi mais dama ne loolu lépp c'est que da nga ko jël diviser ko xëy na am na li nga xam ni gars yi dugal nit fay ñu loolu mais xar mi du tax xar mi par exemple yomb benn yombaay bi léegi nag am na toutes les mais ñi sonn man soo ko na gis sa WhatsApp ma wala prix xar yu ma doon amee parce que ñu bëri na mu doon jëndee xar par WhatsApp c'est-à-dire que ñi des ba ci fin bi nag ñooñu su may wax duñu jouer poker perte loolu la mais ñi jënd xar avant am nañu bëri ñi jënd na ay xaru 100 000 ay 80 000 francs yu baax soo amee WhatsApp léegi ma envoyé la ki nga xool non da nga ma envoyé nga gis date bi ma doon xar bi lii la jar ci njëg xam nga tey dafa am kii ma wax leen lii la jar ci njëg fii ci Rufisque wax ma la àll ba de fii ci Rufisque wala xaru 160 000 bu ñu jëndal nit xaru 100 000 bu ñu 80 000 ñett mën naa la ko envoyé léegi nga gis ça veut dire mais nit ñi ñoo xaar kooku c'était vers le 5 août le 4 août ma lay wax nii nit ñi ma doon wax bëgg na xaru 100 000 ma ne gars yi wutalee ma xam ne tafal leen ma ko ñu envoyé ko su daaka mu ñëw jënd ko mais soo ko defee ne daaw juróom daaka tibis jàpp 5 heures du matin yëf yi neex ma xaar ren nag du marché daaw bi loolu rek la du leneen. ren tamit gis nañ ne daf mel ni tefanke yi daan jógee ay Malek Mauritanie seen lim ñi daan ñëw daf mel ni dafa wàññeeku xëy na est-ce que du loolu tamit am na ci impact. mais c'est la même chose ça veut dire que ñooñu indi leen ay xar parce que invendu yu woon rek sénégalais Sénégal la woon donc malien ak mauritanien mais ñoom su ñu indee fi mu invendu ñu ne benn yoon de indi woon nañu fii. nan da xooli Côte d'Ivoire. mais nag la affaire bi demee.
noonu la affaire bi demee ñoom du ñuy jaay fu la nar nañuy jaay mais par exemple ñun lépp loo xam ne waroon nañ ko def vraiment def nañ ko dem nañu ci ñoom wax ak ñoom mais ni ngay demee Mali Mauritanie di wax ak ñooñ mais Ivoirien noonu nañuy def ni ngay jaayee dëkk bi gars yi ñëw parce que Sénégal ak Mauritanie Sénégal lañ tàmmoon li ñu gisoon mooy Sénégal lañ tàmmoon di ñëw ministre sax bi fi nekkoon Aminata Mbengue Ndiaye chaque fois bu tabaski bi daan ne jëp si danaan dem Mali Mauritanie waxtaan ak kilifa yi ñu indi xaar ren daf mel ni tamit loolu gis ñu ko amul mais si am na kii dem na Mali dem na Mauritanie wax dëgg neex yàlla dem na Mali dem na Mauritanie yokk na même appui bi bu ministre ba la doon joxe man nekkoon naa directeur élevage nekk na institut élevage bi fi donc kenn nekk lu ci xam daaka ñoom ñaar kéemtalaay mode opératoire la lii ministre bi loolu dafa ministre bi def na lépp mais problème bi mooy ñun si at yi ñetti at yi passé muy 2016 2017 ak 2018 xar yi dafa ëppoon lool il faut nit di comprendre loolu nit dafa ëppoon lool moo tax nga dem ba ci mujj gi gars yi nga am ay xar yu ay xar yu yomba yomb ren nag contrat bi moo am loolu rek la de du leneen loolu rek la mais li gars yi woon def yëpp def nañu ko lamp yi tàkk na joxe nañu crédit fu ñu ko mën a joxe ñi fayoon ni jox nañu leen indi leen sécurité bi yu alibaba solla ji élevé li doon jol yokk nañu ko wante nag élevé mënoon tey jii dama indi woon daaw téeméeri xar par exemple juróom fukki décembre ga damay indi waat téeméer da koy wàññi loolu rek mooy indi problème mais tombé waral ay gaaf ministre bu bees bi Samba Ndiobène Ka ministre élevage bi mooy tabaskeem bu njëkk ay jafe-jafe am te bu dañ nemmeeku woon ne jamono Aminata Mbengue Ndiaye daanaka jafe-jafe daan nañ ko nemmeeku moom da daan taxaw xar ci tànk tubayam ñenn ñi gis ne sax xëy na moom moo taxawul taxawaay bi mu war ni mu ci waroon xar tànk tubayam la defoon non c'est pas du tout ça man mën naa la wax ni par exemple ban année 2014. 2014 amoon nañu problème bu mel nii amoon nañu même problème bu mel nii amoon nañu ko. xam nga ça veut dire que ça dépend seulement du marché. après on a forcé mais nag soo forcé gars yi di importer di indi mu am ay problème ça veut dire que kii conséquence ñetti at yi passé la. par exemple dañu ne la. maa jëlee chiffre la devant par exemple da nga jël 2016. 37 316 de sonn bi nu tabaski ba pare. nga jël 2010 155 912 du mu jënd ab ay camion ay NMA ay Louga ñoo ab ay camion yu ñu delloo xar éleveurs yi xam nga en 2018 daaw 124 903. mais kooku ku ko indi def ko waa ji indi ay xaram coono dellu si mais dina ni ren ji naa wàññi. loolu mooy problème bi. léegi nag nguur gi ban nan la fas yéene def ba nga xamante ne xar dina doy Sénégal sax dina mën di dépendre ci boppam ci wàllum xar parce que loolu mooy liggéey bi chaque fois dañ dépendre ci ñeneen dépendre sa bopp nan la ñuy fexe ba yegg foofu loolu mooy coow li xam nga li may wax moom mooy man technicien la malheureusement dafa am li nga xam ne du ma ko wax mukk moo xam ne du autosuffisant en cas xam nga lu tax xam nga soo compté ni soble la wala ceeb la wala beneen la da nga naan damay yokk intrant yi yokk suuf si yokk kii bi rek ji mu sax mais li ñuy wax mammifère xar mammifère la na nit da ngeen di couplé am ay doom mu couplé am ay doom yow mii nit ki foo amee doom ñu jël benn xar bu góor rey ka foo amee jigéen ñu jël benn xar bu góor rey ka te yow li nga nekk ci nit lim gi moo ëpp li bu xari ak nga maa ngi ma wax. donc pour longtemps encore xew yeeg yëpp dañuy rey xar man xew yeeg yëpp dañuy rey lu xew ñu rey xar doom bu góor bu juddee nga rey xar doom bu jigéen bu juddee nga rey or yow 15 millions nga te xar yi 6 millions la. léegi stock bélier yi su fekkee dañuy àgg tabaski day wàññeeku il faut ñu dem Mauritanie ak Mali parce que li may wax ni du question. kon yow bu ñu la déggee en tant que technicien li nga bëgg a wax mooy buñ ko mës a xalaat autosuffisant am mouton Sénégal du mës a yegg loolu nga bëgg a wax. mais pour une longue durée xam nga dañoo affaire une année affaire 2 ans affaire il faut travailler sur une très longue durée. Parce que l'élevage, c'est pas comme l'agriculture, il faut travailler sur une très longue durée. Si on est prêt, on ne l'aura pas. Mais ce qui est bon, ça veut dire que l'offre nationale, malheureusement, il augmente, mais lui augmente les moutons de case, il y a pour faire des affaires pendant la tabaski. Mais c'est pas ça qui règle le problème. Notre tabaski, élevage, nous faisons un élevage extensif, c'est à tout moment. À tout moment, nous dépend de l'extérieur. Il faut que nous maîtrisions l'eau, des cultures fourragères. Donc, ça demande des investissements. Et il faut que les éleveurs là tournent vers le marché. Aussi, c'est des questions de disponibilité. Man, là. Gis nga bi nekkee booy du xaru naa yi dafa ñuuloon am ñu koy xarmada kenn bu ko woon
mais ñaar ils ont travaillé en forêt parce que la Mauritanie c'est un pays pourvoyeur de moutons nii indee xar Sénégal noonu lañ ko yóbboo Mali noonu lañ ko yóbboo ba Côte d'Ivoire kooku mënuñu parce que ñoom dunoo néew seen jur takku donc du question ni bëgg nañ ko mais il faut beaucoup de moyens pour le faire mais il faut travailler au moins sur des années parce que li ma la wax yow da ngay yow ñun nit durée de gestation 9 mois la ñoom 5 à 6 mois est-ce que oui ça que c'est que on peut faire mais sur une longue durée donc c'est pas des questions soo tey ñi suuf booy tàllal rek nga ni damay yokk jiw yi yokk intrant yokk profit de séminaire yi am ay kii y a pas de problème mais kii day jur ngay accouplé muy accouplé donc c'est pas la bu fekkee yow lu judd ci yow nga jëlee ci benn. léegi ngir jeexal rek monsieur Sakho ci wàllum xar yi ba léegi nemmeeku nañ bët saalum réew mi chaque année xar dafay xaw manqué ñuy tiit xar du fa am ak yooyu noonu chaque fois ay Ziguinchor ay Sédhiou diwaan yooyu lan moo tax ba chaque année même problème bët saalum réew mi pourquoi mënu leen fexe ba ni ngeen ko defee Dakar xar yi doy ñoom tamit ñu am xar yi doy diwaan bët saalum réew mi. xam nga damay wax ni man pour man Casamance zone favorable la pour def élevage parce que bëri na sous-produit bëri na lekk sous-produit agricole kon li may wax moom mooy benn mooy producteur fa il faut ñu jël seen ay motukaay ba nga xam ne daanu mën nekk ak banque bi vraiment lier ba nga xam ne daanu mën a produire assez pour foofu kooku doon benn mooy aussi secrétaire ñoom wër na chaque année ñu am ay jafe-jafe il faut ñu teel a jóg parce que man mënu ma comprendre Gambie ren moo soppeeku Ziguinchor te Gambie xar yooyu Sénégal lañ ko jëlee ñaar fukki junne ak juróom-ñetti junne xar bu topp juróom-benn téeméer ak ñetti jóge na Sénégal dem Gambie ba Gambie yi tabaski ba mu des parce que ñoom dañu tabaski dimanche ñu la tax moo dem sauver Ziguinchor mais loolu la ça veut dire que mënoo ni man damay tabaski état bi na jël stratégie opère na jël stratégie acheteur bi moom la mu doon def rek lay def toog di xaar mais il faut nga ne man tabaski bi sama ittee la daaw defoon naa li mu am problème nag laay def ren pour am ko. xëy na nguur gi tamit mën na fexe ba tefanke jaaykat yi ñoom ñëpp di dajaloo ñëw Ndakaaru babbeeku ñëw ñu xool yeneen gox yoo xam te ni manqué xel ñu dem fa. xam nga li ma lay wax nii daaw man am na ñu may dégg ku mel ne ay Arona Galaba Yaaya Dia mais am na benn année dama ko yebloo 10 camions mu yóbbu ko jaay ñaari xar la ci jaay kooku mën nga waxee ni ka delluwaat mais c'est ça le problème. yéen dama ko mun ma fenn fu nekk benn camion laa fa mun yóbbu loolu la ma mu ngay dégg yaaye ba mag donc ñun liggéey bi de ba ma nga màkka ma koy woo ni ko approvisionnement pour zone sud mais nit ki doo def dara nga lakk ci nga ne delloo ko nga lakk ci c'est-à-dire que moom moo tax ma la disposition c'est-à-dire que li ñuy liggéey du travail pour ek mais nag nit ki moom xaram doo ni ko par force fi nga koy jaay su ko defee mu am ay problème soo ko waxaatee dina xool lu muy def. jërëjëf waaw. jërëjëf Mamadou Ousseynou Sakho ñu koy sant di koy gërëm moom mooy secrétaire général ministère élevage ak moom ñu doon def xayma ci tabaski ji ak wàllum xar yi ñu koy gërëm bu baax a baax ci àndam ak RFM mbokk yi foofu la ñu yem ci xibaar yi les lu ñu def ak parti ci gënoon a fës. pënd bi wureegul ci coowal grâce pour Khalifa Sall ci xibaaru RFM président Macky Sall noppi na jël na dogal pour jéggal ko waaye fokk nee na maire Dakar bi woon bindu sàkku lu ni mel la mu fekk ñooñu Khalifa Sall yi ak ñi koy jàppale am yaakaar gu tas ci li mu doon yaakaar mu génn kaso ci tabaski ji teewul ñu fas yéene wéyal xeex bi ëllëgu tabaski mel ni fête du fête daanaka liggéeykat yu bëri liggéeyuñu tax nag ba ministre du travail di wax ne ñi nga xam te ne nag am ñu permission ba pare toog bañ a liggéey yi ay daan mën na leen te fekk déglu ngeen ko moom ministre bi Samba Sy ci xibaar yi ëllëgu tabaski ji ba léegi boucher yi di jaaykatu yàpp yi lal nañu ñi ngay jaay ñoom ñooñu nag seen liggéey jamono ji di fees ay bopp xaar ak tamit defari laxas jeexaloon nañu ak tàggat yaram ni ci gën a fas di afro basket jigéen ñi ñaareel match ci suñu gaynde yi waa Égypte la ñuy dajal tey ji bu 19h jotee maanaam 7h ci ngoon ca Dakar Arena mu nekkoon xibaar diggu bëccëg gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ci micro bi Aliou Ba ci machine bi ci kanam tuddi